asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit asalaamaaleykum waa Sénégal rawatina ak mbokki Thiès yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seen télévision Prestige TV ak ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy jàpp ci www.prestigethies.com maanaam ci YouTube bi ñu ngi leen di ziar di amaat mbégte ak contentement dellu si seen émission paj mi nag comme j'ai l'habitude de le dire mooy émission bi nga xamante ne da leen fekk ba seen biir kër indi leen li nga xam ne mooy wér-gu-yaram gi kon tey nag ñu am contentement ak mbégte di dalal nag benn waa ju baax benn góor suñu papa suñu nijaay vraiment def ay preuve am ci li nga xamante ni mooy wàllu santé ñu koy wax monsieur Ablaye Diop monsieur Ablaye Diop nag mooy ancien chef de service hygiène sécurité qualité ci nga xam ne mooy hôpital régional bu Thiès monsieur Diop ñu ngi am contentement ak mbégte di la dalal suñu émission paj mi. Thiès Prestige maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ndax ñëw bi ngeen ñëw tey seet si ma pour ñu waxtaan ci mbiram santé rawatina nag ci man secteur bi nga xam ne moom laa doon yëngu muy hygiène sécurité et qualité kon nag man loolu dinaa ci sawar ndax dina mën a tax ñu bëri xam ci loo xam ne xamuñu ko woon kon bisimilah. bisimilah waaw monsieur Diop ku wax sécurité wax hygiène wax qualité maanaam bu ñu ko xoolee si wàllu dëkkuwaay loolu bu yembee sax. def naa ne du jar sax nga wuti ji bërëb sanitaire yi maanaam hôpital parce que day fekk na kon lépp matale na ñu bëggoon na nga faram-fàcceel ñu lan mooy hygiène lan mooy sécurité et qualité. waaw hygiène sécurité et qualité concept la boo xam ne pour matal la comme ni nga ko waxee woon rek xam nga hôpital ku ne hôpital ne ay malade te xam nga malade dañuy séentu mu indaale jàngoro ak doomu jàngoro également ñi nga xam ne ñooy faj ay nit lañu yoo xam ne dañ fay nekk donc mën nañoo indaale ay doomu jàngoro bon même public bi maanaam usagers yi nga xam ne dañuy ñëw accompagnant yeeg yooyu ñoo ñit donc mu nekk bërëb boo xam ne ñett ñooñ bu fa tasee dañuy yaakaar ne foofa doomu jàngoro war na faa am it waaw kon nag loolu pour mën koo fegu waaw pour mën ko daal tënk ba nga xam ne par exemple dinañ faj nit ñi te duñu fa jëlee lor wala ñu indi ko fa bu may wala fal daal maanaam ñu indi ko fa wala ñu jële ko fa moo tax ñu teg service boobu pour que muy gunge fajkat yi di gunge malade yi di gunge usagers yi ci ni ñuy taxawee ak ni ñuy jëfee ba nga xam ne hôpital dinañ fa mën a am li ñu soxla te duñ fa jële musiba te duñ ko fa indi itam ci gàttal daal lool noonu la. noonu la d'accord bu ñu nee hygiène moom xam naa ne xel yëpp dañuy dem ci li nga xamante ni mooy environnement mais le mot sécurité bi ci ban aspect lay intervenir. ci sécurité bi sax dañuy wax hygiène. maanaam hygiène moom day fànq hygiène mooy li nga xam ne day fànq maanaam balay feebar di am li nga xam ne moo koy fànq ba du ko am loolu mooy hygiène maanaam aar xoddeeku bala ngay lakkale lan wax loolu nag ci santé la gën a amati doole ndax yow bu ma la ko mënee misaal daal yow xalaatal bu ñu xëyoon rek benn bés kenn nettoyé hôpital est-ce que yaakaar nga ne bu boobaa dinañ fa mën a faj donc lu am solo la te doomu jàngoro tuuti na ba bët mënu koo gis xam nga lu bët mënta gis am xel moo koy raxas donc noonu ñi nga xam ne moom la ñuy demee li nga xam ne mënuñu koo teg bët ñu fexe ba moom du gaañ nit pexe yi nga xam ne moom la ñuy indi pour que ñu faagaagal doomu jàngoro boobu nga xam ne bët mënu koo gis loolu mooy bu ma ko wolofalee daal loolu mooy hygiène mooy maanaam pour aar ba nga xam ne fu doomu jàngoro nekk ñu faagaagal ko fexe ba aussi par exemple du yëg si ci fi nga xam ne fi la ñuy faje ba war a mën a gën a lottal malade loolu sécurité bi boo déggee ñu koy wax xam nga am paj baax na mais bala muy am doole ñu jox ko ñu aar ko sécuriser ko
te loolu pour mën koo sécuriser comme la ñu waxoon léegi hygiène bi day am na nuy faje day tegu ci yoon fanu lay faje day tegu ci yoon lépp daal muy béréb bi ngay fi ñu lay faje ki lay faj garab yi lay faj loolu yëpp day tegu ci yoon loolu bu ko defee ñoo aar la aar paj mi loolu mooy sécurité boobu ñu bëri nag dañuy yaakaar ne sécurité bi mooy gardien yi taxaw ci bunt bi fekk waaw loolu xam nga accueil orientation la mais souvent nii dañuy xaw a def confusion waaw mais fii bu ñu wax sécurité mooy dañu am sécurité malade bi personnel bi nga xam ne aussi mooy faj mu am sécurité ñi nga xam ne dañuy ñëw di fréquenter l'hôpital aussi par exemple ñu aar leen loolu mooy sécurité bi te loolu hygiène bi da cee am solo mais itam yeneen secteurs yi bari da cee am solo qualité bi mooy maanaam bu fekkee ne bii par exemple yow teg nga hygiène aar sécurité nga teg ay pàcc ne man kat lii ba ma ko defee yaakaar naa ne par exemple aar naa nit ki mais loolu ay wax la ak ay jëf mais lan moo war a ñëw nag prouver que loolu am na impact loolu mooy qualité bi. très bien loolu la ñuy xuus nag dugg ci impact yi. waaw dans la structure de la santé même. waaw impact bi bon franchement boo gisee réforme 98 réforme loi portant réforme hospitalière xam nga dañoo dem ba ay 98 ñu xooloon ne hôpital mi ngi doon suux bu métti nit ñi ku am xaalis feneen ngay dem mais doo ñëw hôpital da ngay dem ci privé bi wala daal foo xam ne yaakaar nga ne boo fa fajoo di nga mucc quoi te ba pare condition yi nga xam ne moom lañ lay accueillir dina nekk loo xam ne di mucc na ayib ñu ne waaw mais loolu xañ na ay nit ñu tuuti ñoo man loolu te service public nag état moo ko yeyoo service public état moo ko yeyoo léegi toog mën ta seetaan ñi nga xam ne mooy askan wi di am problème pour faju surtout rawatina ci hôpital yi kenn bëggatu foo nu ñëw temps yooyu waaw moo taxoon ñu daal di créer loi boobu ñuy wax réforme hospitalière de 98 vraiment pour delloosi hôpital ba nga xam ne bii par exemple nit ki dina fa mën a faju gis fa boppam te hôpital bi itam dina mën a dox noo xam ne nii bu ñu doxee dina am ay weccit ak leneen yoo xam ne dina mën a tax ak li ko état bi jox mu gën a mën a faj nit ñi gën leen a mettre ci ay conditions yi nga xam ne yi par exemple seen wér-gu-yaram dina dellu ci ñoom waaw loolu moo indi woon la réforme hospitalière waaw xam nga 98 ak léegi day wax dëgg yàlla defe naa ne léegi mat plus de 20 ans waaw léegi mais bu ñu ko càmbaree xaj na depuis lors hôpitaux yi def nañu ay jéego mais dañuy seet ne ba léegi des na parce que ñun ci li nga xam ne tey moo tax nuy waxtaan muy hygiène sécurité ak qualité maanaam foo dem peut-être fi mu ne nii am na service boobu ñu koy woo boo demee hôpital boo dem léegi créé nañ fa service bi mais est-ce que moom rôle bi nga xam ne bii moom la war a jouer dëgg moom jox nañ ko gëddëm jox ko moyens yi nga xam ne par exemple dina tax mu mën a def liggéeyam dëgg-dëgg mooy accompagner professionnels yi ba nga xam ne ñoom soins yi nga xam ne moom la ñuy def ak prestation yi ñuy def tegu na ci yoon ba nga xam ne bu boobaa nit ki dina ci gis boppam maanaam malade bi loolu xañ na am nay jéego yuñ ci dox mais des na est-ce que équipement yi est-ce que personnel bi niveau bi ñu war a am pour mën a def liggéey boobu est-ce que loolu matale na loolu itam mun nañ ko xoolaat yow mi doon wax léegi par rapport ak l'actualité effectivement bu fekkoon ne bii par exemple hygiène sécurité et qualité dox na dëgg-dëgg ci hôpital balay loolu di ñëw balay musiba di ñëw dina ko yëngal dina ko feeñal wax ne kat
poñ bii lii manqué na ci te mën naa jur lii bu ko defee ñi nga xam ne ñoom ñooy jël décision yi muy direction bi wala par exemple médecin yi ñooñu daal di ñëw rectifier ba nga xam ne bii bu boobaa loolu du am ma joxe benn exemple par exemple da ngay dégg ci lu ci bari ñu ne personnel bi matut moo tax da ngay gis benn sage-femme monter garde di war a am di surveiller lu mat 30 malades. loolu fan lañ ko war a classé qualité lañ ko war a classé wala sécurité. sécurité la bokk sax parce que doo ko xoolee xañ na fii da ngay gis sax ñu naan ay ressources humaines wala yooyu lañ koy jox mais bu fekkee ne dem nga ci réew yi nga xam ne dañuy doxal dëgg-dëgg hygiène sécurité et qualité ci ñoom la bokk ndax maanaam sécurité personnel bi laajut ngay liggéey ay heures yu ëpp li nga war a liggéey parce que bu ñu xoolee ci BIT mooy l'organisation internationale du travail pour la sécurité des travailleurs day ne 8 heures de temps yaa ngi dégg 8 heures de temps nga war a liggéey moo wax benn également bu ñuy xool ci la santé dañuy aussi par exemple benn sage-femme wala infirmier pour temps de lit la ñuy wax yaa ngi dégg mooy ratio bi ñu war a def voilà xam nga loolu bu amee kenn mënul ne lii am dina am parce que bu boobaa doo déborder ba doo mën a toppatoo ki nga war a toppatoo ak loolu te loolu buñ ko xoolee buñ demee ci dëkk yi nga xam ne hygiène sécurité et qualité am na fa loolu ci seen liggéey la bokk bu ñuy defar seeni programme dañuy dem ci service yi seet ba xam ku nekk yow nan nga am ci personnel lan nga am ci garab lan nga am ci nangam lan nga am ci nangam ñu xool bu fekkee ne méngoo na ak li nga xam ne mooy norme yi ñu ne waaw kon kaj baax na bu fekkee ne bii méngoowut ñu attirer attention wu direction bi ak commission médicale bi ne leen lii kat amut donc góorgóorlu leen ci parce que lii mën naa jur jëya muy échange boo xam ne dafa war a am waaw xëy na naam mënuñoo comparer ak réew yi nga xam ne dañoo am doole bay def loolu mais mën nañ jéem quand même kañ voilà mu ngi noonu voilà kon léegi bu ñu doon wax ne bu ma la doon laaj tey situation actuelle hygiène sécurité qualité fii ci suñu réew ci structure de santé yi est-ce que fu mu toll boog pour ne pas dire doxul waaw xañ na xam nga état bi sax jiim na ci def ay jéego parce que boo gisee ci réforme hospitalière bi am na fu mu koy wax boo demee am na benn document bu ñuy wax la charte du malade charte du malade boobu yelleef ak devoiru malade da caa nekk te ci yelleef yooyu hygiène sécurité qualité bi ci la bokk ba nga xam ne boo ñëwee ci hôpital bi war nga fee mën a faju te doo fi jëlee wala leneen loo xam ne dalay lor te bu boobaa yoon dalaa may nga attaqué hôpital ba parce que dooleel boobu moom la usagers yi am bi ñu defee réforme hospitalière bi mais jëfewuñ ko enfin da xañ na peut-être nit ñi dañ koo xamewul noonu parce que bu boobaa pourtant nag léeg-léeg sax xañ na dañ koo médiatiser wut mais léeg-léeg ñu def fi ay procès ñun bi ma nekkee hôpital ba tay yóbbu nañ ñu fi tribunal nu fay xaalis jàpp suñuy truc yooyu yëpp loolu sañ-sañ boobu ci réforme hospitalière la juddu. mais loolu du ñëpp ñoo ko xam monsieur Diop. waaw moo tax nag bu waxtaan wi am solo. ak yeneen yoo xam dañ ko war a vulgariser. donc looloo tax ministère ne hôpital yi ngeen góorgóorlu kat parce que léegi la amoon bu njëkk léegi amatul. léegi nit ñi dañuy ñëw di participer ci doxu hôpital bi mooy ticket yooyu ngay jënd ak yooyu. naam état baa ngi def li man yëpp mais nit ñi aussi dañ ciy def seen loxo ba pare nag ñu wëlbatiku jox leen doole may leen doole joo xam ne bu ñu faju seen bopp war na noo mën a attaquer ba yóbbu la ci justice da nga wax bi de donc loolu war na am mën a tax ñu gën a góorgóorlu pour jox service boobu ma lay wax ne hygiène sécurité et qualité doole ndax day tax hôpital bi am ci fu mu sukkandiku pour bañ a am tolof suba moom ak usager yi loolu état bi xam na ko document yëpp wax na ko am na Dakar niveau ministériel maanaam am na benn direction boo xam ne moom moo coiffé
ah les hôpitaux DES la tudd. DES. foofa am na fa benn division bu ñuy wax Pronalin mooy le projet de lutte contre les infections nosocomiales quoi mooy maanaam infection maanaam feebar yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy jëlee bu ñu hospitalisé quoi. génnaale ak moom. waaw ñooñu wax dëgg yàlla essayé nañu ci at yu bëree bëri pour que hôpital yi maanaam jox doole ah service hygiène sécurité et qualité mais xam nga dafa am lu am ba des xam nga fii ñun suñuy moyen bariwul te léeg-léeg aussi du ñu ràññee bu say moyen doyut dafa laaj nga li ñuy wax rationaliser hein mais buñ ne par exemple nit ñi bu fekkee ne yow am paj moo la soxal maanaam boo feebaree xam nga garab yi garab yeeg bon rajo yeeg scanner yooyu ñuy def bu fekkee ne yooyu moo la soxal ba doo mën a gis leneen da nga naan boo deful ndànk rek da nga naan loolu amul solo. amul importance. yaakaar naa yu mel noonu moo tax joxaguñu doole service hygiène sécurité et qualité ndax bu fekkee ne nit daa ñëw nekk urgence taxaw nga war koo faj muy laaji garab di laaj kii di laaj ay rajo ak leneen yoo xam ne mën taxaar ba suba boo deful ndànk rek da nga naan loolu moo gën a. urgent moo gën a urgent. ah effectivement aussi. ah mais dañ koy seetaat parce que am na ci réew yoo xam ne dañuy dem ba naan préalable yi nga xam ne loo xam ne mënut a ñàkk ah mooy li ma la waxoon léegi muy dëkkuwaay yi mooy saal yi muy lekk gi muy garab yi muy personnel bi nga xam ne dañoo war a am formation loolu bu mënta am c'est pas la peine ngay ubbi hôpital ndax tôt ou tard. dana la dab di nga lor te ba pare di nga lor koo xam ne yoonam nekku ci donc mën nañ koo sédd cër. bu baax. waaw boo xam ne bii moom dina ànd ak personnel bi ak usager yi liggéey boo xam ne bii dina tax par exemple ñu aar paj mi. mais monsieur Diop boo seetee ñun suñu service yi. surtout bu ñu jëlee hôpital yu mag yi nga xamante ni mu mag bi yu mag yi ñu xam ñoo nekk fii. service boobu defe naa ne moom moo waroon a gën a structure boobu moo waroon gën a jëmmal service bi ngay wax nii. mais da ngay fekk man da ngay juddoo ci hôpital boobu ba màgg fa di fa fajoo te doo xam mukk ni si service sécurité hygiène et qualité am na ci biir hôpital bi donc loolu responsabilité kan la est-ce que chef de service yi la wala direction administrative bi ñoo joxul gëdd service bi. bon wax nga dëgg mais c'est-à-dire moom moo mujj a juddu. mais 1998. waaw moo mujj a juddu xam naa loolu moo tax. mais moom ba mujjee juddu kay da ngay xew. waaw mais malheureusement c'est pas le cas. li ma la waxoon rek xam nga service la boo xam ne moom day laaj direction bi xaalis mais du produire enfin ci nii quoi. waaw kañ. xam nga loolu da ko gën a plombé nag. xam nga li ma la parce que waaw xam nga bu fekkoon ne bii par exemple ñun dañuy def ay prestations. yoo xam ne yii par exemple mun naa tax waaw mais bu fekkee ne ñun dañuy laajte te du produire noonu mais en fait nañ produire sax mais la ñuy produire maanaam du mënuñu koo làmb nii teg ko quoi léegi parce que xam nga par exemple bu fekkoon ne bii par exemple scandale yi nga fiy dégg li mu ñàkkaloo hôpital ba ak ci nga xam ne léegi waroon faa ñëw service boobu doogoon du fa am moo tax ma ne intrant de qualité bi est-ce que bu ma la ko doon bu ñu ko doon mesurer c'est mesurable parce que moom laa lay wax dama ne la sànq ñett yi nii su dajaloo ci bërëb waxuma la hôpital kese mais sa kër yii ne ñett yi bu fi dajaloo yow di nga gëj hôpital à plus forte raison que mu dajaloo nag ci hôpital defe naa ne ku fa indi maladie booy génn doo fa yóbbu jàngoro wala doo fa am lu la metti li nga wax ni dëgg gu mat sëkk la yaakaar naa intrant de qualité boobu jar nañu mesurer ko pour vraiment suivre l'actualité je pense que parce que man dégg naa fii ay intervention c'est vrai bon am na ay kuréel yoo xam ne par exemple pour la mortalité maternelle et infantile pour faire les audits tout ça mais très sincèrement bu fekkee woon ne par exemple outillé nañu le service hygiène sécurité qualité jox ko gëddëm avec un personnel qualifié balay keneen di jóge fële di ñëw di def ci audit bi c'est au niveau interne d'abord que dinañ ko def parce que hygiène sécurité qualité daa yemut ci nee naa la ay
setal ak ay buntu baag déedéet garab yanuy faje mooy li ñuy wax les antibiotiques da cee am yoon ni leen di dencee antiseptique yi niñ koy dencee ah personnel bi ni mu war a taxawee raxas loxo raxas instrument ah bloc opératoire ni mu war a mel ah loolu yëpp dañ koy saytu ba pare nag defar ay nattukaay yoo xam ne yi dañuy war a mën a ñëw soit weer wala ça dépend rek ci ñu ni ko bëggee wala 2 wala 3 mois yu nekk ñooñu réaliser ay enquête seet ba xam est-ce que accueil orientation bi mi ngi dox. ñu def évaluation. waaw est-ce que ni ñuy utiliser antibiotiques yi est-ce que loolu tegu na ci yoon parce que da ngay gis rek boo ñëwee rek aussitôt souvent boo opéré wala yeneen ñu bindal la hein antibiotique déedéet loolu OMS da ko tere yaa ngi dégg ah mais fii dañ naan environnement bi demeewul noonu donc man pour sécuriser sama malade dama koy bindal antibiotique te loolu day tax bu subaa boo feebaree antibiotique yooyu léeg-léeg mën na laa bañ a tee faj. parce que day miin sa yaram. waaw te loolu li muy rey ci ay nit ak li muy dépensé ci xaalis kenn xamut ni mu day donc xam nga ne loolu am na solo te loolu ci liggéeyu hygiène sécurité et qualité la bokk. yaa ngi dégg ndox mi ñu fay naan ak mi ñuy utiliser pour soins yi suñu ko doxaloon ci la bokk hein est-ce que courant bi ni ñu ko posé ba mu war a mën a indi ay incendie ak affaire yooyu aw na yoon. oxygène yi ci la bokk oxygène bi muy jaar waaw ventilation bi est-ce que tegu na yoon wala teguwut yoon xoolal ci liggéeyam la bokk hein mën nga koo traverser noonu ba secteur yëpp jeex ba ci sax déchets yi xam nga nu ñu koy saytoo sax ba trier ko ba liñ ci war a lakk ak liñ ci war a enfuir ba nga xam ne doo dox di gis ay kii yu taxawal te xam ne gis nga li xew loolu yëpp ci hygiène sécurité la nekk mais malheureusement ba léegi foofu dafa soxe donc yaakaar naa ne ak fi ñu jëm nga xam ne réew mi dañuy gën a góorgóorlu pour que service bu ne li nga xam ne moo tax par exemple nga nekk fi nga liggéey ko teg ko ci yoon. liggéey ko teg ko ci yoon macha allah am na solo. te loolu pour mu mën a am yaakaar naa ne mënatuñoo bàyyi ginnaaw service bu mel ni hygiène sécurité qualité. dafa leer. waaw te loolu xam naa ne état bi dina ci jóg taxaw ci bu ko defee hôpital bu ne am personnel parce que loolu itam li ma la wax nii nekkul lu yomb da ngay am xam-xam bu leer nañ ba pare mu ñor la ña fay liggéeyee xamit ne yow ñëwoo fi pour saboter leen wala pour feeñal seen i mbóot. wala contrôler leen. waaw wala contrôle mais da ngaa ñëw. pour accompagner ànd ak ñoom. pour ñoom ñu def liggéey boo xam ne mucc na ayib. waaw usagers yi aussi dimbali waa hôpital. parce que xañ na léeg-léeg yenn problème yi ñuy jànkonteel usagers yi ñàkk a xam bi mooy tax ñu def loo xam ne mun na yàq paj mi. waaw loolu yëpp nag. ci hygiène sécurité qualité la bokk kon nag nga xam ne du service bu ndaw du loo xam ne lii par exemple lu ndaw la war nañoo mën a donc xoolaat nu ñu koy defaree jox ko ay locaux jox ko personnel ba pare vulgariser ko ci réew mi yëpp hôpitaux yëpp adopté ko itam wax dëgg yàlla. léegi tey jii bu ma la doon laaj tey jii ma ne état dafa jóg tey jii pour redynamiser ce secteur. naka nga pensé ni moom lañ ko mën a booster. waaw. man parce que man gis naa ne bu fekkee ne xam nga fii léeg-léeg yëf yi duñ ko war a saytoo ba mu am doole des fois duñ ko saytoo noonu man ci yenn documents yi ma liir gis naa ne Europe service boobu ñu ngi ko xoolee ci Amérique ñu gën a am service hygiène sécurité seen bos moom yemut ak benn ci monde bi mais Europe fa la xool ba Union européenne d'abord adopté ay loi
yoo xam ne assemblée nationale bon Union européenne moo ko jël wax ne ah léegi réew moo xam ne bokk nga Union européenne nii la ñu bëggee léegi par exemple nga doxale ñu service boobu nga dellu sa réew état ba gouvernement def projet de loi ah soumettre ko à l'Assemblée nationale ñu xool ba nga xam ne day nekk day am valeur de loi ñu génnee moyens yi nga xam ne yi par exemple aussi moom moo ko war a mën a taxawal parce que da ngay seet ne par exemple ay lu mel ni ay incinérateur wala ay banalisateur bon ak ay laboratoire pour mën a càmbar ba xam loolu xam nga dafa laaj moyens yu dëgër mooy lourd formation personnel itam par exemple ba ñu am niveau bi nga xam ne mooy tax par exemple ñu nekk des ingénieurs wala des techniciens supérieurs yoo xam ne capables wala des médecins qu'on a formés pour être des hygiénistes loolu aussi daa laaj xam nga métier loolu mais bu jaaree noonu par exemple bu ndaaroon par exemple au niveau de la CEDEAO ah CEDEAO comme ni muy defee loi yi ngay dégg nii ñu naan loi CEDEAO yooyu ñu indi ko au niveau des états ah états yi xool seen assemblée ñu adopté ko roof ko ci l'organigramme par exemple des hôpitaux ah ñu génne mooy yaakaar naa ne bu boobaa force doit rester à la loi dañu koy daal di exécuter moo am instance boo xam ne bii également ah accréditation lañ ko tuddee nga xam ne day xool ba xam est-ce que loolu ñi ngi koy dox wala doxuñu ko mu am prix boo xam ne des fois dañ koy teg bu fekkee ne bii par exemple yow sa hygiène sa sécurité mi ngi dox bu boobaa état bi wala yeneen partenaires yi mën laa jàppale parce que yow yaa ngi respecté li nga xam ne moom la ñu normes yi ah bu boobaa dina tax di nekk émulation boo xam ne bii ah dinañ ko gën a mën a appliquer parce que foofu la salut bi nekk sinon les scandales vont se multiplier ñi nga xam ne amuñu baat ñoom dañ koy subir rek ñu ne ndogalu yàlla la waaw te loo xam ne lii lu nu mënoon a aar la parce que ñëw hôpital yàgg bari na fi ñëw fii par exemple yow siburu moo la fi indi nga jële fi leneen wala nga opéré jële fi infection nosocomiale boo xam ne mais période Covid bi rek waaw kay wane na ni hygiène et sécurité bi dafa sooke très bien parce que am na ñu bëri ñoo xamante ni dañuy ñëw hôpital par exemple da ngay ñëw pour mucc waaw mais booy génn yow da ngay Covid sa doom Covid voilà te loolu bu doon dañoo appliquer normes yi lu des bu fekkoon dañoo appliquer normes yi bu boobaa loolu mën nga faa ñëw faju ba dem te doo ko yóbbu yaakaar naa ne wax nga lu am solo Covid bii rek wane na importance parce que nee naa la loo xam ne lii par exemple bët mënu koo gis am xel moo koy raxas te loolu daa ànd ak hôpital doxinu hôpital donc war nañ cee jóg jiim ci doxaat ay jéego pour mën ko jox doole. kan moo ci war a jóg par exemple su yow dund nga hôpital régional est-ce que administration bi am na possibilité pour doxal service boobu ni mu war a doxee wala état kese moom moo ko gouvernement mën na parce que hôpital tamit am na ay recettes. waaw mais état sax wax dëgg yàlla posé na jalon yi xañ na daa desaat rek. yé nga parce que nee naa la am na benn kii bu ñuy wax Pronalin bu nekk Dakar mais maanaam comme li ma la waxoon rek bu fekkoon ne repensé nañ ko mu jaaraat beneen circuit boo xam ne dina ko gën a mën a am doole ah ba pare ñu génn moyens yi def benn genre enquête nationale pour wone fan la niveau d'application de l'hygiène tollu ñu def diagnostic bi. waaw ñu def diagnostic bu profond bu boobaa dinañ mën a xam par exemple qu'est-ce qu'il faut pour booster ces services et l'implanter définitivement au niveau des hôpitaux et avec pertinence mais du nekk. ci réforme hospitalière bi. ñoom def nañ ko ci naka la ñuy mën a def ba améliorer. waaw mais xam nga loolu yëpp c'est théorie mais dama ne la. mais monsieur Diop lu ñu dem ba bind ko. def ko réforme. je pense que waratul nekk tënu ana acteurs yi. waaw du yow yaa ngi dégg temps yi ñu naan la ay ànd gësam ak yooyu l'application des trucs affaires yooyu mais mooy c'est dans le même sillage. bon ñun dañoo nekk dans des pays yoo xam ne. luñ bàyyi bind bi. waaw déedéet mais bon nit ki fu mu nekk mais c'est-à-dire dañu nekk ci ay réew yoo xam ne dañoo ñëw xaw a néew doole mais
mais pas à tel point que ni li nga wax ak importance bi hygiène sécurité ak qualité am parce que nee nga loolu bu amul waroo ubbi hôpital donc je pense que lu ñu néew doole donc loolu dafa nekk loo xamante ni dafa jot quoi fu àddina toll nii dafa jot loolu boo duggee ci hôpital yi rek nga xam parce que hôpital public yi aussi ñi ngi yuuxu naan nit ñi duñu ñëw yenn hôpitaux yi kenn du fa nangoo dem pourquoi parce que li ngay wax noonu dafa amul la moo tax ñuy dem clinique pourtant les mêmes médecins qui sont au niveau du public ñoo nekk privé mais fee ne lan moo fa nekk parce que y a la sécurité y a l'hygiène y a tout li nga wax y a la qualité aussi accueil bi ni ñu lay accueillir service bi ni ñu la koy joxee yooyu yëpp dafa jot aussi suñu hôpitaux publics yi aussi ñu jóg taxaw ci waaw yaakaar naa daal loolu ça peut faire l'objet d'un débat national mu am ay assises yoo xam ne au niveau du ministère de la santé en collaboration avec les autres ministères environnement yooyu yëpp parce que ñoo ànd ñu toog waxtaan mu nekk une équipe pluridisciplinaire boo xam ne dañuy xool noonu nan la ñu mën a accompagner suñu soins yi parce que pour que soins yi am impact il faut mu am qualité sinon la mu yàq moo ëpp la muy defar te loolu bu ñu respecté wut par exemple l'hygiène la sécurité et la qualité yaakaar naa ne du xaw a yomb pour def ko quoi donc jot na compte tenu de l'actualité que ñu may ko doole. li muy yàq moo ëpp lu muy defar defe naa ni loolu moom kenn na table ko bu ñu gisee xam naa ni temps bi dab nañu. xew-xew bi nga xamante ni moo am fee ca Louga. du ñu noppi di ci wax. mais foofu tey ji bu ma la doon wax situer responsabilité yi au niveau de l'hygiène sécurité qualité ban la ci. waaw moom laa la waxoon rek xam nga hygiène sécurité qualité bu fekkee daal liggéey normalement moom day xool hôpital bi secteur par secteur. bu ñu jëlee par exemple cas boobu ça concernait la maternité mu ne maternité que temps yi pour mu mën a dox il faut 20 sages-femmes dama joxe un chiffre comme ça. oui à titre d'exemple rek. 20 sages-femmes. 20 sages-femmes yooyu war nañu liggéey sous forme de 3 équipes mooy 3 fois 8 24. Bon temps de lits la am donc lii la mën a accueillir ñu xamale loolu respecté ko xam nga loolu bu amoon par exemple mun naa am peut-être lii du am ci lu nu xalaat wala boog nga xam ne négligence la boo xam ne bii parce que fi mu ne nii coow li mooy boo waxee personnel santé ñu ne la bala ñu ne condamné xool ñun ci yan condition la ñuy liggéey. loolu ma jaaxal. waaw yaa ngi dégg parce que bu fekkee ne par exemple benn sage-femme day surveiller 30 lits wala 40 bon liggéey 12 heures de temps au lieu de 8. surcharge horaire et cetera est-ce que bu defee erreur war nga ko teg loxo sanctionné. loolu xam nga donc day daal di doy waar. ce sont des questions de xañ na loolu teewut yoon teg la loxo. mais itam mën naa tey xel daal. bu baax xam nga loolu bu baax a baax a baax. donc bu boobaa situer responsabilité day xaw a jafeñ donc lii daal pour mu bañ a mënatee am il faut que ñu xool ba xam et également di respecter li ñuy wax la carte sanitaire xam nga fii xam nga hôpital en réalité ñi fay accoucher mooy ñi nga xam ne mënuñoo dañoo am problème du n'importe qui moo war a ñëw di accoucher hôpital. d'accord te loolu ca dispensaire ya ak district ya lañ la koy waxe mais fii yow da ngay toog ba yaa rek nga gàddu sa kool yóbbu hôpital billaay xam nga ma la loolu itam ci li nga xam ne day engorger hôpital ci la bokk te xam nga nit mënut a ñëw nga ne ko dellu. dégg naa dégg nga wax bi donc fi mu ne dina xaw a jafeñ pour situer les responsables mais daal li nga xam ne moo mënoon a gën a aar hôpital bi ba nga xam ne bu boobaa bu demee justice sax dina man kat samay procédure a ngi nii teg naa ko boo ko respecté wut nag yow mi nga xam ne jox naa la ko ngay professionnel bi te respecté woo tu es responsable parce que man defar naa ko. ñu doog lay mën a condamné procédure yooyu hygiène sécurité qualité mën na ko defar bu ko defaree loolu hôpital bi ci loolu lay jëfe boo ñëwee pour inspecter ko seet ba xam est-ce que moom loolu am na procédure wala déet mu ne la mi ngi nii mais tey ji yu ci bëri day sooxee ndax par exemple
hygiène sécurité et qualité amul moyens yi amul personnel bi amul doole ji par exemple pour mën a def liggéey boobu. comme ni mu waree. macha allah defe naa ni leer na nañ li nga xamante ni mooy hygiène sécurité et qualité. temps bi doyul waaye xam naa ni monsieur Diop dinañ la jëlaat. nga gën a farañ-fànce li nga xamante ni moom mooy service bi parce que service bi bu doxee. je pense que ni hôpital yi du ñu am problème. mais usagers yi aussi tamit du ñu am problème. parce que yaa ngi ciy wax li nga xam ne la charte du malade aussi. jar na tam ñu koy leeral askan wi. parce que ñu bëri ñu ngi hôpital dañuy feebar dem faju rek ñëw. xamuñu lan mooy seen droit xamuñu lan mooy seen devoir. xamuñu les préalables xamuñu dara. donc loolu aussi dafay baax aussi. communication yi aussi ñu koy vulgariser. parce que ñàkk xam rek moom mooy tax ñu indi yenn tension yi diggante fajkat bi ak ki nga xamante ni moom mooy faju kon defe naa ni émission bi am na solo trop amati na solo. vraiment monsieur Diop xam naa dinañ dellu soit ci beneen partie nga gën a yaatal li nga xamante ni moom mooy hygiène sécurité et qualité bi ñu lay wax nag sa dernier mot ci émission bi. sama dernier mot daal mooy comme li ñu wax di leen sant yéen di leen gërëm. di wax aussi par exemple à l'endroit du public. bërëbu fajukaay yi ñoom ñoo ko moom. ñoom lañ ko defal. bu fekkee ne dem nga ci bërëb. am fa tolof. waxuñu la ngay xeex wala ngay xuloo. hôpital ak structure bu ne. am nga kilifa. te ñoom wax nañ ne seen bureau yu ubbeeku na guddi ak bëccëg. yegg fa nga wax par exemple li nga xam ne lii moo la naqadi. loolu lu am solo la. mais boo bëggee fajal sa bopp léeg-léeg dina indi problème ak réeroo. ñu xamit ne. bu fekkee sa malade daa nekk ci béréb. daa laaj aussi béréb boobu nga def ko sa béréb bu bopp. mais ñëw hôpital nu la neex nga comporté woo. indi say xunju rek say xanjar. waaw mu ngoog. ataay fii xaar ndiku fii tamit. voilà indi ay gaz. alors que dañu la wax ne booy dugg hôpital sax da ngaa war a sa tenue de ville da nga ko war a teg nga sol blouse. parce que mën naa la doomu jàngoro tuuti ne ba bët mënu koo gis. donc nit ñi xam ne hôpital du kër. boo fay dem sa wax ak sa jëf da nga koo war a xoolaat. yaakaar naa ne foofu l'éducation bu population bi. loolu pàcc bu rëy la boo xam ne bii par exemple peut-être loolu dinañ ci dugg. dinañ ci dugg parce que dina ma neex loolu parce que. non dinañ ci dugg dafa am li ñuy wax aspect culturel. l'aspect culturel de l'hygiène. loolu daal bis bu ñu kiiyee. dinañ ci dugg bu baax incha allah parce que yu bëri moo ko waral. parce que bon dañ ko donn te léegi nag hôpital moom dafa nekk loo xam ne la amul caaxaan. parce que c'est la vie. loo xam ne nag dund la da nga koy jox gëddëm. léegi daal émission bi neex na ma. te bëggoon naa itam beneen yoon ñu duggaat ci yeneen domaine. incha allah duñ la bàyyi yoo xam ne dina mën a tax par exemple population bi gën a comprendre rôle hygiène sécurité et qualité ak ñoom niñ ko war a accompagner ba ñoom ci seen bopp sax ñu ñëw di ko jàppale. incha allah loolu daal vraiment man dama koy rafetlu. di ñaanal seen télé bi mu dem ca kanam. amiin parce que télé locale la boo xam ne vraiment moom bu sañoon Thiès kenn du ko raw. te jëfe ngeen ko. moyens yi sax demewul noonu mais def ngeen lu ne. pour ñëw ñu tase. te loolu yëpp ci yéene la. waaw pour bégal askan wi kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf di ñaan daal pour que yëf yi gën a jëm ci kanam. nit ñi xam ne Sénégal ñoo ko moom. bon donc bu boobaa ku nekk def ci sa bay sa waar. yaakaar naa bu boobaa dinañ mën a dem ba nekk réew mi li ñu ci séntu yëpp ñu am ko. incha allah monsieur Diop voilà. kontaan nañu macha allah ñaan yi yàlla na ko yàlla barkeel wax dëgg yàlla ñu la koy delloo aussi yow tamit yi nga xam ne mooy sa disponibilité parce que tamit mënoon nga ni da nga nekk en retrait donc doo def dara ci askan mais lii lañu soxla boo demee liggéeyee nekk en actif boo nekkee en retrait dañuy soxla sa expérience soxla sa expertise te yow loolu nga wane tey jii macha allah parce que tey jàngal nga ñu lu bëree ci li nga xam ne mooy hygiène sécurité ak qualité te duñ la bàyyi comme ni nga ko waxee dinañ ñëwaat ci yeneen ponk yeneen domaine incha allah ñu débattre ci parce que lii moom mooy faj mi la santé c'est la prévention te ñoom lii moom ci prévention la bokk donc bu matee dafa naa ni nit ñi dootuñu soxlaati dem hôpital te loolu la ñuy ñaan yàlla toog ba hôpital yi naan tey aw ma malade donc loolu la ñuy ñaan yàlla kon yàlla na ko yàlla def bu ñu jàppoo ci lii daal defe naa ni dinañ ci egg ñu lay gërëm bu baax a baax à travers aussi ñuy gërëm tout le personnel de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès ñu gën ko xam ci hôpital régional suñu tuddee directeur bi rek monsieur Faye defe naa ni laaw nañ ñëpp ba wàllu waa maternité ba ak safam boobu bu baax boobu madame Sow ñu ngi leen di remercier bu baax a baax boobu nag bëgg naa bala ñu kii ma féliciter leen ndax man
keroog rek dañu doon defal vin d'honneur parce que Covid bi moo taxoon ak ay jafe-jafe yi mais moom mu ne daal bi ngeen demee léegi yàgg na parce que ñun 2017 lañ def mais il faut ma sargal leen bañ fa ñëwee bi ñu koy defal bi may jël discours wax naa ko wax dëgg yàlla suñu bébé parce que ñun dañoo jëloon hôpital comme suñu bébé mais daal ñun xam nañ ne suñu bébé mi ngi entre de bonnes mains macha allah parce que gis naa jéego yu mu fa dox wallaay macha allah wax dëgg yàlla moo fa duggee damay kontaan macha allah di nga gën a kontaan di nga gën a kontaan Diop koloog ñuy remercier si nga xamante ni mooy suñu technicien bi ñu àndaloon tey muy Moussa Mbaye paj mi di ñaan Pape Doumbouya bàyyi maa ngi Moussa Mbaye paj mi ma ànd ak moom di dem ndeysaan dañuy jigante ñun ñaar di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen émission ak paj mi